La joie et l'allégresse générale qui était dégagée est en train de mener notre vie. 6 mois après, jour pour jour, nous allons encore titiller les montagnes pour que Hann Bel-Air, nous voilà enfin avoir des députés qui nous représenteront dignement au niveau de l'Assemblée nationale. loolu nag lu koy yombal lu koy faciliter c'est des sacrifices extrêmement importants. Honorable député ku nekk bëgg na ko dégg mais ñun ñu fi nekk ñëpp ku nekk mérité na ko. Vous êtes tous des députés parce que vous avez tous défendu Hann Bel-Air. mais dama si seppi kenn mu def sacrifice bi nga xam ne si tey bu coalition bi eggee fu mu egg c'est grâce à ce monsieur, c'est le professeur Joseph Sarr. Joseph dag ñu lebal cer mais incha allah dinañu la fay guddi. kon nag loolu ñun ñi fi nekk ñëpp dañuy sant yàlla bu baax mais aussi ku nekk boo jógee kàddu yëkkati ko dafa am fi nga jógee. su Matar Diaw mën a taxaw wax il le doit au parti socialiste ses amis maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que li yombul taxaw fii tey ñuy wax lan la ñuy wax ñu bokk famille politique Ousmane Faye n'est plus là Kam Gueye n'est plus là Mohamed Diaw n'est plus là mais Andou Ndoye Djidiack Faye mais mes chers kenn du yéen boobu nag ma jël nuyoo jeunes yëpp tekk ci loxo Ablaye Balde mu jàllaleel ma ko ci ñëpp mais di sant Fary Thiam Diaw bu baax a baax a baax a baax parce que tey dañu jiite comité électoral bi ñu ni ma yaa koy jiitewaat mais ñu jël suñu doyen suñu frère Mame Sène bu wallu toftal ko sama ginnaaw ku nekk xam na li Mame Sène di représente. gis nga lii ñun ñoo ko moom jigéen moom voté jigéen moom rassemblement jigéen moom mobilisation toujours dama koy wax dama bëgg ku ne ci yéen na wax ak njabootam ku nekk jël kartam jox ko waa Yewwi Askan Wi ndax Babacar Mbengue mooy suñu candidat ñun waa Yaraax kon ku ci ne ngir yàlla yéen jigéen ñi yéen laay waxal ndax fu ma taxaw jigéen ñi laay waxal ku ci nekk waxtaanal ak sa njaboot woowal sa doom nga wax ak moom doomam bu dee góor ku góor ki woo corom wax ak moom bu dee ku jigéen ki woo faram wax ak moom ñu woote wàllu ak Yewwi ci Yaraax balaa 20 heures ñu ne vive Babacar Mbengue. maa ngi nuyu sama coordonnateur muy sama grand frère Matar Diaw di ko sant bu baax ci taxawaayam ndax yaakaar naa ne mat na njiit taxawe na taxawaayu njiit te mu ngi jëf-jëfu njiit kon ñun Hann Bel-Air dañoo war a gën a taxaw takku gëm suñu bopp wane ni li fi nekk dafa war a jeex. gis nañu nag fan yi passé bi ñuy waajal tabaski bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu wet Orange Money la xaw ma Wave 80 000 ñu ngi koy dugal ci jigéen ñi. loolu nag pour man jàngat bu rëy la war a doon ci ñun parce que ñun jigéen ñi liñ ci war a jàng mooy dañ ñoo xiifal ba ñu xiif ñu ñëw di ñu naxee 80 000 te yaakaar naa saf bu neexul sàppali mënta neex. loolu rek war na tax ñun ñu jóg taxaw temm takku suñuy ndigg wan ko ne ku ñu liggéeyal la ñu bëgg mais pas ku ñuy jënd ndax dépassé nañu foofu 80 000 du xaalis boo bàyyee ba élection jot nga doo ko jox ay jigéen ci ñoo xamante ne bi dund gi cher na yokku nañu lépp bàyyi ñu ñuy daw di dang-dangi ba sonn nga ñëw di ñu jox 80 000 loo xam ne mënoo ci am sax ñaari saaku ceeb yu mat dama ne yebaate weesuwul loolu. ñun nag Hann Bel-Air yi dañoo am ñaar loo xam ne benn la ñu amoon yàlla di ñu dimbali kon bu ñu amee ñaar yaakaar naa suñu xel war na dal ñun jigéen ñi nañu ñaaxaat suñu njaboot na communication bi gën a saf nañu pare pour wan ñi fi nekk que ni nguur gi dafa war a jeex te pour mu jeex nag ci assemblée nationale bii muy élection législative yi fii lañ ko koy wanee nañu takk wax ak suñu njaboot jóg
xeex ak li fi nekk mu jóge fi parce que sonn nañu xiif nañu mar nañu dund bi cher na te ñun jigéen ñi ñoo koy subir kon nag ñun la ñuy waxal ñun ñoo war a wax ak suñu njaboot te boo leen xoolee jotaay bi ni mu mel jigéen ñi ñoo fi ëpp kon ñun pare nañu pour sanctionner li fi nekk nañu gën a engagé wu gën a takku taxaw ba au soir du 31 incha allahu rabbi yàlla may ñu ndam ñu am suñu intercoalition bi am majorité à l'Assemblée nationale ñu liggéeyal askanu Sénégal parce que sonn nañu te bëgg nañu pare pour dindi fi loolu maa ngi leen di sant di leen gën. luy yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole monsieur le maire Yara dañuy campagne parce que nag ngañaay bi ñu amoon rawee woon nañ leen 100 000 voix fii ci Ndakaaru boobu ñun Yewwi kese la woon kon yaakaar nañ ne bu wàllu ñëwee bokk ci biir 200 000 voix yi ñu wax dañ koy am largement kon tey ñu war a bàyyiwaat xel ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa wàllu ak Yewwi ak ni ñu war a voté ca bés ba dañ ne intercoalition bi fii ci Dakar Yewwi Askan Wi la ñuy voté mooy képp kuy militant ou sympathisant wàllu boo ñëwee Yewwi ngay voté fii ci Dakar boo demee ci Pikine képp kuy militant ak sympathisant wu Yewwi bulletin wàllu ngay fay voté mooy jaune bleu ñun ñooy picc bi ci Ndakaaru ànd ak ñaari chaînam ñun loolu la ñuy voté parce que nag tey professeur Joseph Sarr mii dafa nekkoon ci liste bi ci njàmbaaram ci fullaam ci faydaam ci bëgg réewam ci bëgg boppam bëgg commune am bi coow li tàngee ba tàng mu ne bu ma naree yàq liste bi dindi leen ma teg ma fële ñu jël keneen teg loolu ci góor la la mu wax moom tey ñu jël abo xale bu ndaw xale bu yaru di seen jeune dëkk ca Grand Yoff tey moom la ñu jël dugal ko ci biir liste bi kon dama ne waa wàllu par force dañ ciy takk rib ndaxte nag département de Dakar bii bu ñu voté wul Yewwi wàllu suñu résultat du baax de bu suñu résultat baaxul cohabitation bi du am kon bu kenn nax sa bopp bu kenn nax sa morom ànd bi na sincère ànd bi na dëggu ànd bi na am fayda ànd bi na am fulla taxawaay bi ñu matale ko nag ci biir dëkk bi fu ñu gis Jo gis maire gis Matar mais loolu dara desatu fa Justin bu ñëwee tëmb ci biir altine ñëw ah mais coalition bi mat na kon li ñu bëgg mooy tey nañu boole suñu doole dañ nañu nag ñun dañu fas yéene dem teewal Yaraax ca assemblée nationale naka la ñuy teewale Yaraax ci assemblée nationale romb nañu dem assemblée di xuloo romb nañu dem assemblée di xaste romb nañu dem assemblée di nelaw romb nañu dem assemblée di seetaan suñu yëf ay théâtre noo dépassé nañu loolu ñun suñu Yaraax bii lu metti li fi am suñu gaal yi tagatémbe suñu ndaw yaa ngi ci biir géej gi gaal yi ñëw ñu jaay géej gi yëpp yooyu bu ñu demee ba assemblée bu fa ministère de la pêche ñëwee ñun waa Yaraax dañuy taxaw bañ li nga xamante ne ñoom moom la ñu bëgg a imposer parce que loolu du dem ndax ñun nag dafa am fu ñu bokk te fi ñu bokk ñun ñeneen assemblée ñoo fa mën a teewal suñu gox mais bu ñu nekkee assemblée di palaaline def fukki magistère fukki at nga def ko mandat ci assemblée nationale fukki at boobu lan nga xeexal Yaraax lan nga waxal Yaraax lan nga liggéeyal Yaraax dama ne muy jigéen muy góor jàmbaar la ñu wax ñun tooguñu ba ne dañ ñuy waaj a fal wala bëgg nañ ñu fal ñuy doog a taxaw naan Yaraax bi dinañ fi def dara ñun dañu mës a nekk ay jàmbaaru fàq teddu Yaraax man de Mamy Gueye dama mës a doon bàyyi faalu Yaraax te incha allahu rabbi bu ngeen ñu wóoloo ba yóbbu ñu assemblée nationale bàyyi faalu Yaraax lañu fay dool bàyyi faalu Sénégal yépp nag la ñuy taxawal. tey boo leen gisee jaxasoo bi ñu jaxasoo programme bi nga xam ne tey intercoalition bi am na
nga toog xool ña nga xam ne ñoo ŋànk coalition bi nga xool ko ci Wallu xool ko ci Yewwi Askan Wi biñ ci njëkk a ràññee mooy d'abord des profils. C'est bien d'être député, c'est bien d'être dans une coalition, mais c'est mieux d'avoir le profil de l'emploi. Et jàpp naa ne que intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu am na le profil de l'emploi parce que xale bu ci nekk am na noo xamante ne boo ko war a doxalee ña la jiite ñooy woo gàgganti la man gëm naa ne que tey ñun bu ñu toogee war a toog assemblée ku mel ni professeur Joseph Sarr du toog di ñu seetaan. Il y a des questions yoo xamante ne bu amee daañu gëstu parce que lu ñu war a waxtaanee la te kuy teewal askan wi doo dogoo ak waa askan wi di xaar ba circonstance am ngay ñëw loolu c'est extrêmement important donc mbokk yi li nga xam ne moom laa bëggoon par rapport fi ñu jëm mooy ñu bàyyi xel ci ñetti mbir lan nañuy xaar ci député buy teewal askanam lan dañuy xaar ci député buy teewal askanam chaque jour ngeen toog télé di suivre les débats à l'Assemblée wala ngay gis publication sur le journal officiel parce que lu ñu voté promulgué ko dafay jàll journal officiel mais la ngay voté Assemblée ak ñun la ñuy dund dafa mel ni ñaari réew la dafa mel ni dañuy voté loo xamante ne ci beneen dëkk nañ koy exercer wala nga gis loo xamante ne tey mënuloo comprendre parce que gisuloo ko da ngay gis ay députés yu posé wu des questions kooku responsabilité parlementaire bi la responsabilité député bi la dafa war a am ay këyit du doon loo xamante ne werante la déedéet assemblée du werante da ngay dem dans les commissions ci liggéey yi nga xam ne mooy yor li nga xam ne mooy liggéeyu assemblée li nga xam ne moom nañu gis nag li ci ëpp mooy toog voter débat am nga 2 minutes de temps d'antenne 3 minutes loolu du assemblée loolu dafay loo xamante ne liggéey bi du foofu beneen bi mooy question d'éthique député c'est pas n'importe quoi dañoo toll ci jamono joo xamante ne responsabilité yi léegi dañ ko néewal da ngay gis n'importe qui léeg-léeg nga toog nit nekk am benn comportement ñu laaj la kii kan la ñu ne la député la mais kooku mënul représenter le peuple koo xamante ne mënul représenter boppam war a dem jël responsabilité ne man maay teewal askan wi kooku lan la mën a xeexal askan wi dem leen assemblée ngeen xool la fa nekk ci représentation et c'est extrêmement important beneen élément bi wax naa ko da ngay dégg débat yoo xamante ne wax dëgg yàlla bu doon sama sago duñ ko wax ci assemblée député yoo xamante ne dañuy nekk foofu mi di def ay erreurs très graves boo déggee ñu coowu passeport mais loolu baaxul pour l'institution parce que image du Sénégal la dafa am li nga xam ne moom la ñuy wax le pouvoir législatif dafa bokk ci li nga xam ne mooy doole yi ëpp ci biiri réew donc loolu aussi dafa bokk ci élément yoo xamante ne ñun dañ ci war a bàyyi xel donc li nga xam ne tey moo am solo au sein de cette intercoalition am na programme boo xamante ne Wallu Yewwi Askan am na ko muy programme boo xamante ne daañu def des caravanes daañu def des visites de proximité dem toog waxtaan ak askan wi ñëwuñu pour laaj askan wi dem représenter leen mais bu ñu demee représenter leen lan nañ leen di liggéeyal biir assemblée loolu moo leen intéressé dañu ne assemblée de rupture ñun bëggatuñu assemblée boo xamante ne da ngay dem ci slogan rek slogan boo xamante ne dañ la naan émergence chaque jour facture yi di yokk waa ana émergence c'est un problème donc tey am na lu bare loo xamante ne ñun ci li ñu bëgg mooy ci biir campagne bi proximité bi nga xam ne moom la ñuy def mooy dem vers les populations di partager ak population yi di waxtaan ak population yi xamal leen ne que ñun lii moo war a doon suñu taxawaay lii mooy gis-gis bi nga xam moom lañ bëgg pour que ñu mën ko partager leen jox leen xalaat boo xamante ne ëllëg bu ñu waxee ne dañuy dem assemblée lii lañ bëgg a def di ngeen xam ne que dafay sujet yoo xamante ne maîtriser nañu et que nekkuñu di tax